waaw mi ngi noonu seen émission ëttu ndaanaan képp koo xam ne bëgg nga jàllale loo bëgg mu jàll lu ci mel ni yor nga boutique. wala nga yor marchandise boo xam ne bëgg nga gaay yi. xeebuñu dara xam nga. ëttu ndaanaan daal. jaay ca marché ba. marché ngi nii ñëw leen ngeen xam nga li gën a bon mooy fii laa ko romboon ak fii laa ko foogoon ak yaakaaroon naa ne dama foogoon ñëw leen. vous les partenaires moo xam muy hôtel nga moo xam muy restaurant moo xam muy boutique nga moo xam muy commercial cak-cak lu mu nekk ñëw leen woo leen El Hadj ëttu ndaanaan yee fay jaar yéen ay ndaanaan ngeen ñëw leen waaye bàyyiwuñu kenn numéro baa ngi noonu suuf ku contacté rek ñu jël la incha allah dox ak yow ayca mu gaaw asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contenté dellu si waat seen émission ëttu ndaanaan tey nag sama plateau daanaa am ay invité mais tey damaa am invité boo xam ne ku fi mos a jaar nag kontaan naa ci yow mais tey daa raw ci Balla sama xarit sama frère maag moom ñuy déggoo ci bëree bëri maa ngi nuyu sama yaay mère Fana Cissé di ko ñaanal koor gi yàlla na ko yàlla defal tawfeex sàmm ko ak njabootam di jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Balla mon frère maa ngi lay nuyu ci ëttu ndaanaan mais El Hadj maa ngi lay fay di la wax ni kontaan naa bu baax ci ñëw ci sama yëf ëttu ndaanaan moom sama émission la sama yëf la ndax loo moom sama yëf la dëgg la tubaarkàlla di nuyu mbokk internet yi ñu ñuy suivre bu baax a baax di kontaan ci yéen di leen jaajëfal di leen wax ni ñëw naa ak sama frère ñëw naa ak sama xarit ñëw naa ak sama idole ñëw naa ak sama conseiller daf may conseiller ci lu bëri ñuy waxtaan ci lu yaatu xam naa ni loolu moom su ma ko doon wax duñ fi jóge bàyyi ma yem foofu rek ziar la daal en tout cas kontaan naa ci am mbégte ak kontaan ci ñëw gi nga ñëw ëttu ndaanaan mais frère tey dañu bëgg ñu seq waxtaan bu yaatu su ma bëggoon xam kan mooy Balla fan la dëkk Balla fan la jàngee Balla fan la yoroo waaw loolu day gën nañ maa laaj loolu de yow la kan ëttu ndaanaan la ko laaj gars yi dañuy xuloog man rek naa ma xamoo sa bopp mais yow la kan moo laaj ko bon question bu am solo la parce que peut-être ñi ngi découvrir Balla à travers petit écran bi wala ci yeneen spectacle ak yooyu mais xamuñu en réalité kan mooy Balla donc man moom Balla laa tudd sant Diop juddoo Saint-Louis laa juddoo Nord waaw Saint-Louis laa juddoo nekk Saint-Louisien bu mag ndeysaan jàng moo ma yóbbu woon Ndakaaru parce que Saint-Louis école yi dafa feesoon mënu ma woon jàng xam nga ñun dañoo bëgg jàng Saint-Louis donc école yi fees mënu ma woon inscrire ma dem Dakar ànd ak sama yaay ñu inscrire ma foofu ma jàng fa laa nekk ba am bac def Saint-Louis nga may bac non fii Dakar ok fi laa nekk ba am bac Ndakaaru ba après ma dem defi formation banque finance assurance parce que bëgguma woon dem université di bokk ci biir loo yi quoi entre parenthèses may ziar étudiants yi aussi ñoom itam jàpp leen bu baax a baax dina gën a baax donc ma nekk fa def banque finance assurance def 2 ans mais flairu théâtre dugguma flairu cinéma dugguma donc benn instant mënatuma woon continuer jàng bi je me suis dit comme damay def ay xarmat yu ndaw di fay sama école su ma góorgóorloo dina nekk métier ci man loolu ma dugal ci théâtre ma nekk ci nag di ci góorgóorlu buntu yi di ibbeeku ndànk may am connaissance def formation bi ndax métier bu mbokkul doon noonu borom génn ci tukki ñëwaat représenté ci réew mi donc yooyu daal moom mooy nekk Balla am ñëw parce que Balla génn na réew mi dem teewali Sénégal mën naa ko tuddee noonu xam naa loolu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan inchallah fierté wu Sénégal yi waaw gars yi ngemb nañ ma daal ni ma demal macha allah nga def lu am solo mais tey bu ñu bëggoon xam Balla naka la def ba dugg ci aar naka la def ba intégré ci aar bi may def BFM dañ doon def semaine culturelle lu école donc théâtre scolaire laa duggee parce que semaine culturelle bi dañuy jël ay gars yi ci classe yeeg yooyu ci ñi nekk classe bi ñi nekk fii ñu dajale leen ñu répéter benn affaire surtout imitation des profs imiter professeurs yeeg principal yeeg yooyu donc boobu maa ngi CM Alioune Diop ñu def ko ça a réussi suñu principal kontaan trop ba moom laa doon imité mu kontaan ba dugal ma ci bureau may ma 5000 ndeysaan loolu mooy sama première cachet ci théâtre 5000 yooyu donc mu may ma ko après Malal sama benn xarit ne am naa association bu nekk sama koñ te dañuy waajal fête ñun li ñu def nii fii nañ ko dem jouer foofu donc ñu dem jouer ko ba pare adhéré ci association bi. mais amoon na troupe. association bi amul woon troupe. ok ñu jouer ba pare adhéré ci association bi Malal bi may wax nii moo ñu woo foofu moo ne nañ leen créer troupe ñuy jouer ci école yi. ok donc ñu créer troupe. di répéter benn pièce boobu di ko def tournée scolaire ci école bu am événement rek ñu dem jouer la ko nga fay ñu. kon li may wax yéen star yéen artistes yi. mbappat nga.
mbapat na jaar naa ci suuf rampé léegi dañu doon fay 5000 ci tournée bu ñu dem ci école bu ñu dem mais bu ñu fayee 5000 comme ki teg mise en scène beeg affaire yooyu dañ koy jox 3000 ñu ñu séddoo 2000 on était au nombre de je pense 7 xaw ma 8 personnes. Ok imagine nga séddoo 2000 ci 8 personnes kee nga jox ko 3000 am loolu mooy vrai mbapat bay donc noonu la ñu góorgóorloo après nag on s'est dit dañuy aventurer wu ci milieu bi gën ci sori parce que tamit passion la donc ñu dem def formation bi avec le feu Macodou Mbengue Blaise Senghor centre culturel régional Blaise Senghor feu Macodou Mbengue moo ma njëkk formé. nga def fa ñaata temps. ñu def 3 mois. 3 mois yoo xam ni da ngay def expression corporelle da ngay def jeu d'acteur da ngay def direction artistique da ngay def lépp daal lépp lu discipline bi laaj da nga koy def donc mais formation bi li ci ëppoon solo dañ ñoo wan ni théâtre da nga koy jàng. dañ koy jàng donc métier la woon donc bi ñu génnee ci formation bi on avait soif de la scène mais on avait soif aussi d'apprendre les autres astuces. ñu ne kon faaw ñu dem loqati dem wutiwaat feneen donc ñuy daw di wër fu ñu dégg formation dem. fu ñu dégg initiation dem ñuy am ay 1 semaine fii 1 mois fële 2 mois ba mujj gi ñu dem école des arts. école des arts ma dugg école des arts ñu ne ma section art dramatique mi ngi soog a ibbi inscrire leen ngeen ñëw ñu dem wuti kayit yëpp mais on était au nombre de 7. ok mais 4 yi ñoo am kayit yu mat te tey mooy clôture bi 4 yi am kayit yu mat 3 yi amuñu kayit yu mat mais ci 3 yi am na ñaar ñoo xam ni légalisation rek a leen manqué. ok déjà directeur ni may nañu ba midi. bu ñu légaliser affaire yi ñu ñëw ñu bokk école des arts ñu ubbi section art dramatique ñu bokk pour 4 ans. donc ñu ne dañuy kolo suñu weccit jox gars yi ñu dem tribunal légaliser seen këyit yooyu quoi. mais après directeur bañ. ñu baab négocier kalang mu ne heure bi jot na arrêté na. loolu moo tax dugguñu école des arts 6 mois après ñu taxawal académie de théâtre Kader Piccininico moo nekkoon directeur bi y avait Manga nekkoon suñu professeur expression corporelle. Ibrahima Mbaye Soppe suñu professeur interprétation xam nga ñoom Matar Diouf ñoom ñëpp donc académie bi lañ def 2 ans pour mën a am formation pointue pour mën a gérer nag maintenant looloo ñu indi ba fii. ok léegi lan moo leen indi centre culturel fii nii Thiès. Ngent Ngent. waaw fii moom. jàngaat la xam nga métier comme li ma wax léegi. bu mel ni Balla dafa bëgg loolu gëstu te dem Papa Cheikh fii nga toog la toog ni ma. dèjà. yow nag da ngaa mën a gëstu. dëgg la moytul ma xale bu mën a gëstu. mais Balla dafa mel dafa nangoo gëstu. non mais xam nga comme ni ngay gëstoo rek tey boo invité Balla am na yu bëri yoo xool ci moom avant muy ñëw. donc tey gëstu boobu c'est pour boo toogee wax gémmiñ du jub xaw ma nu ñu koy waxee loxo bi du jub gémmiñ situation boobu la donc gëstu bi mooy métier bu mokkul doon noonu borom. ñaanuma yàlla ci sama métier ñu ne ma 1 plus 1 ma naan xaaral ma xool wala ma laaj diw xalaat ñaanuma yàlla loolu moo tax lépp lu mu laaj dama ciy nekk donc fii li ma fi indi. centre culturel projet de formation la boo xam ne fii centre culturel bi dama ci nekkoon projet Le Pont la tudd ñu nekk en partenariat ak Arco bu Thiès. ak Théâtre Spiral bu Suisse ak centre culturel régional. donc Le Pont projet de formation la pour 3 ans yoo xam ni ñii dañuy def benn cycle génn jeexal 3 ans ñeneen ñëw. maintenant dafa am ay lu ñu tuddee formation sud mooy ay 1 semaine 15 jours. donc 15 jours wala 1 semaine yi ci discipline yenn yu bëri la léegi nag 1 semaine bi ñu war a def fii. dañuy jàng montage de projet naka ngay bindee projet culturel dañuy jàng recherche de financement naka ngay def ba ñu financer la sa projet culturel mën a nekk en réalisation yoon bii loolu moo la indi nii yoon bii looloo moo indi tey laa am 2 fan da nga am 3 jours dese na ma yeneen 2 fan macha allah yàlla na ko yàlla mottali amiin mais xuus ci maa ngi ciy xuus parce que xam nga liñ naan lu góor yàlla di liggéey ba am ko yow góor yàlla waroo tàllal sa loxo pour am léegi nag comme sa métier nga yor faaw nga mën a am buntu yu bari yoo mën a jaar pour mën a fëgg buntu yooyu joxe sa projet ñu financer ko nga mën a liggéey mu jëriñ la jëriñ sa secteur bi nga nekk mais jëriñ ñi la wër aussi. te defe naa secteur bi ñu nekk muy art dafa laaj loolu. daf ko laaj bu baax a baax. et on manque beaucoup de financement tey ministère de la culture par exemple boo fa demee am na financement am na budget alloué par exemple à la musique am na budget alloué à la danse mais amul budget alloué au théâtre amul. fonds Covid moo am fonds Covid bi Covid bi ñëwee lañ ni comme acteurs culturels yi liggéeyuñ nañ génne benn somme may leen comme ça ñu te boo ko tasaaree da ngay gis acteur culturel boo xam ni kilifa la kër la yor soxna yor waajuram yor lépp 30 000 lay am mbaa 50 000. mais aar kan moo koy xeexal parce que loolu normal. aar mooy xeexal boppam moom rek a mën a xeexal boppam ndax problématique yi dafa jaxasoo grand. jaxasoo bi mooy. ci autorité étatique yi. jàppuñu si bu baax
xam naa bu ñu duggee peut-être ci côté voyage bi ñu doon wax dinaa la wax lu tax jàpp ñu ci bu baax. côté ñun suñu bopp. jàppale wante wuñ suñu biir. en plus suñu valeur dafay des tuuti pour ñu xam ko xëy na bu ñu suñuy statut de l'acteur dinañ ko xam. parce que jàppalante suñu biir weesuwul tey El Hadj comédien la wala humoriste la wala acteur la ñu woo ko ni ko kaay defal ñu mbir 1000 francs lañ am El Hadj ni non 100000 ngeen may fay. Balla woote ci suuf ne El Hadj li ngeen koy wax 100000 noonu te Balla toogoon ak El Hadj di ko wax naan ko bañal waxal 100000 am na ci de. Ballaay woote ci suuf ne 100000 yi ngeen ko fay sax mérité wu ko jox leen ma 40000 ma defal leen bu yàqee day daal di. léegi nag dootuñu ñu respecté parce que ka woote ci suuf bu subaa on a les mêmes producteurs on a les mêmes promoteurs promoteur boobu mooy toog ak beneen xaritu promoteur am mu ne damaa bëgg woo diw pour mu defal ma spectacle mu ne non jox ko nangam rek man keroog bi may def sama événement nangam laa ko jox après milieu bi du avancé day càng. donc c'est ça notre problème majeur. mais am na ay association yoo xam ne artistes ñoo ko bokk. bëri na moo waral ministère saa yu ñu waxee 1 2 3 ñu ne jubóowu leen seen biir parce que dañoo bëri association déjà am na ARCOT mooy association des artistes comédiens du théâtre sénégalais. am na Thiada fédération la boo xam ne association yu bëri la dajale mooy collectif des artistes de l'art dramatique ak affaire yooyu. am na non aligné mooy ñi nga xam ne bokkuñu fenn. ñoom bokkuñu ARCO bokkuñu fenn am na kii ITS mooy ñiy def relance théâtre ñoom tamit la même chose donc foofu daal. ci secteur bi bëri na ay association yoo xam ne ñi ngi fi donc li ci ëpp nag ñii dañuy dem kaas bu subaa ñeneen dem kaas beneen jour ñeneen dem kaas mu mel ni ay pôle yu bëri la yoo xamante ni bu yàggee doo xam kan nga war a jàpp. day cëmbaxu day bëri am sa mbaxu. moo tax tout le temps loolu la ñuy wax tey bu ñu bëggoon dugg sa voyage yi nga doon def. naka la doon demee dañu doon contacter nan la doon demee da nga doon dem pour jëmmal Abba Show xam naa fa dinañ ci jëm. mais juste pour nga leeral ma foofu noonu rek ñu doog a dugg ci. laaj ñoom question bu ma neex parce que damay defante quoi ci question bi su ma siy tontu damay xuloo bon voyage yi déjà. il faut dire que su ma demee. certes Balla moo dem mais voyage yëpp Sénégal la représenté. suñ may woo dañ naan Balla Diop du Sénégal. suñ may annoncé suñ may présenté yëpp sama tur la ñuy wax toftal ci Sénégal et avec fierté laa ci demee woon am na yoo xamante ni choix la yu ñu porté ci man. mooy waa foofu waa dëkk ba ñoo ma gis may liggéey. xëy na sama liggéey doy leen ci ma war a mën a représenter réew mi ñu contacté ma am na yu ma ci dem am na yu ma ci demul yu ma rejeté. parce que lañ ma proposé d'accord ma ci. yi ma ci dem ñoom ñoo ma contacté bokk na ci Afrique a un incroyable talent. boobu Abidjan la amee woon 2016 la boobu sama premier voyage sax ma dem kërti ba demi-finale ñu boole ma ak groupe buux ñu ma ñibbil sa doole fi lay am ma ñibbi si mais j'étais quand même fier parce que waaw parce que c'était ma première participation c'était mon premier voyage mais aussi c'était ma première compétition internationale ma dem ci ba demi-finale sant yàlla la ci laa xamanteeg El Hadj Keita ci laa xamanteeg danseurs yu bëri Sarr nga xamante ni ñoom itam ils ont bien représenté le pays par la suite ñu amaat voyage boo xam ni ñoom laaj ñu ma mais man maa demandé. appel candidature la woon. ma dem ci Tunisie la woon Carthage. festival je peux dire festival bi gën a mag Afrique la en théâtre. mooy JTC journée théâtrale de Carthage. donc on était 6 man ak sama compagnie parce que dama am benn compagnie bu tudd Rescapar. donc man ak sama compagnie ñoo dem représenter Sénégal. bi ñuy dem nag. li tax may sawar ci boobu mooy dafa metti woon. on était 6 benn billet avion di jar 712 000 parce que haute saison la woon. amul buntu bu nu fëggul. pour ñu leen jàppale. pour ñu am billet. dem naa ba bind courrier bind dossier bind lépp yóbbu ministère de la culture. boobu à l'époque c'était Abdou Latif Coulibaly. ñu dem jaar ci yoon bi ñu war a jaar jaaruñu ci bras long wala pour leneen yoon bi ñu war a jaar lañ jaar. am tous les papiers. am tous les papiers am suñu lépp dem yóbbu alors amuñu réponse pendant 2 semaines. voyage bi dese ñu 2 semaines. ñu toppaat ci di kërti di wër di jaabante di kërti ba mu dese ñu 1 semaine. ñu dem Magic Land. fekk formation bi fa amoon Résidac la tuddoon mu amoon clôture restitution de formation. donc bi ñu demee restitution de formation bi. à ma grande surprise ma gis le ministre. ma ne ko may monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly lui-même ma ne ko may monsieur le ministre suñu dossier mi ngi ci yow topp nañ fi ñu war a topp yëpp jaar nañ fi ñu war a jaar ba yóbbu nañ ko nee nañu imputé nañ ko direction des arts mais comment ça peut se faire boobu léegi amuñu réponse
mu ne ma gisuma seen dossier yéen la ñan. non. ma ne ko suñu dossier mënoo ko imputer direction des arts parce que sooy këyit bu jógee ministère de la culture. di dem direction des arts sa signature ko yóbbu. moo koy yóbbu effectivement. waaw léegi sa signature ko yóbbu te yow nga ni gisoo mu ne ma yéenee ñan ma ne ko Rescapar dañu war a voyager dem Tunisie représenter Sénégal compétition internationale de théâtre on part dans une semaine on a besoin de 6 billets avion. ok. tënkal naa ko lépp. tënk mu ne ma booy mënuma leen jox billet on est en fin de budget. ma ne ko notre ministère tutelle moo wax ni on est en fin de budget mu ne ma waaw. c'est grave. ma ne yàlla baax na ñu génn dem une semaine yi des. ñu dem ci Aba peut-être bu ñu duggee ci. rapport yi ma am ak moom dinaa ci gën a xuus. ñu dem ci moom mën nga enchaîner ko foofu noonu. mu jàpp ci bu baax. boole ñoo ay nit linké ñu moom tamit yendalatul fanaanalatul. damay toog ba mu yàgg mu woo ma téléphone allo foo nekk ma ne ko maa ngi salle répétition mu ne bu ngeen paree nga ñëw kër ga. su ma ñëwee kër ga du ma ko fekk mu ne ma allo boole naa la ak soxna si. moom Aba. waaw damay ibbi enveloppe fekk ci 300 000 mbaa lu ko ëpp. pour wane ni mi ngi ciy jàpp ak doole naam mënul jënd billet yëpp mais ku ne woo na la pour wax la allo diw diw dafa voyagé booy xaaral ma woowaat diw donc mu jàpp ci suñu borom suturaal ñu ba ñu am 6 billets. ñu dem Tunisie jouer suñu spectacle war a ñibbisi jour bi ñu waree ñibbisi ci lañ ñu wax ni yéen a gagné prix de la diversité culturelle bu francophonie une première en Afrique noire amul africain noir bu ko mus a gagné. ñu ne d'accord on est satisfait. Au nom de qui ñu ne au nom de votre pays au nom du Sénégal. ñu ne garaaw c'est bon c'est bien. ñu ñibbisi trophée boobu noonu. amul nit à part Aba amul nit bu la mën a wax ni teg na trophée boobu bët mi ngi sama kër ci salon bi ma dugal ci biir bagage yi tëj. bi ñu ñëwee contacté nañ ñu pour gis trophée bi pour am rendez-vous avec le ministre mais damaa gëm ni sama bàmmeel la ñuy jaar pour mën a gis le ministre wala moom mu gis ko. bi ma ko waxee kilifa daf ni ma. nguur kenn du xeex ak moom dañuy tëj sa robinet man leen robinet bi tëj na mosul toq sax bay ibbi. dara génn nguur gi dañoo ñëw fekk ma ci sama aar te dañuy dem bàyyi ma ak sama aar la preuve 3 mois lañ ci teg Latif Coulibaly wàcc keneen yëg. kon loolu la da ngay toog keneen da ngay toog mais noonu la dem situation bi nag mooy. artistes comédiens yi amuñu benn respect ci ñoom amuñu benn reconnaissance ci ñoom parce que. bu fekkee dañ ñoo jàppee ay golo am na benn waay bu ma mus a wax loolu mu woo ma téléphone kaay defal ma spectacle seen affaire yu neex yooyu quoi affaire golo yooyu. ngeen foo quoi waaw ay xale ngay encadré ngeen def affaire golo yooyu. ma ne ko woowal sa papa mu ñëw defal la loolu. personne ak personnel. mais parce que lii du respect ñun ñooy nekk suñu milieu nekk suñu métier amul fenn fooy dem dégg suñu par exemple da ngay gis ku ne ni tey may ma benn quoi may ma benn ma ree ci mbedd bi. mais da ngaa dem hôpital ni ko may ma paracétamol mais da ngaa dugg ci boutique bi ni ko may ma tàngal lan moo tax suñu métier ñun duñ ñu wax jaay ñu comme ni ñuy waxee hôpital jaay ma paracétamol wala jaay ma nangam donc c'est ça qui me fait mal dans notre milieu. artistes yi ñoo ko war a incarner. reconnaissance boobu am nañ ci part de responsabilité ministère am na ci part de responsabilité mais aussi le public lambda am nañ ci part de responsabilité bu mag. bi ma demee parlement du rire. Abidjan foofu tamit Sénégal la représenté. ok le magnifique c'est un humoriste ivoirien comme man. te man sax maa ko ëppale. maa ko ëppale bi mooy je suis à la fois acteur je suis à la fois comédien je suis à la fois animateur. moom humoriste kese la mooy day yéeg ci scène bi def spectacle 30 minutes 1 heure de temps wàcc dem ñibbi. 4-4 bi ma jël see fële palais de la culture. ministre du Sénégal sax mënu ko te ci xaalisu humour la ko jëndee këram bi ma dem dama yaakaaroon kii hôtel la ma yóbbu. macha allah. këram bi ma dem moo gën a luxe hôtel bi ma logé bi ma nekkee Abidjan te lépp ci humour la ko amee humour bi fan la ko amee biir dëkkam ak voyage yu ndaw yi may def ak comme man ni ma koy defee moom noonu la koy defee voyage yooyu la ko amee lan moo tax ñun mënuñu am loolu Sénégal quand on t'appelle pour te dire viens faire un spectacle pour 10 minutes après dañ naan la affaire bu ndaw rek quoi affaire bu ndaw dañ koy ndawal quoi ok affaire bu ndaw d'accord affaire bu ndaw waaw ok léegi ñaata ñu ne non man dama prévoir sama budget 30 000 mais 30 000 lan la mën. pas si boo ci waaw vraiment vraiment. koo ni 200 000 mu ne non si yow oh après ngandal ko et pourtant wax naa ko DJ Boubs benn jour. mu jël ma King Fahd Palace benn dîner de gala y avait Viviane y avait Safari et tout le monde. Viviane cachet 3 millions la woon Safari cachet 2 millions nangam xam nga yooyu quoi man 300 000 lañ ma fay. leer na ma ne Viviane yaa koy daaj foofu. waaw mais Safari yaa koy daaj man 300 000 lañ ma fay.
Viviane 3 millions kii 2 millions nangam kii nangam mais man 300 000 lañ ma fay. ma ne ko mais lii mënuma xeex tey ba ñu fay ma million parce que su ma ko xeexee tey dañ may dàq après dem jëli keneen koo xam danaan la man jox ma 100 000 rek ma def ok donc à la fin damay xaw a ndànk-ndànk di yéeg mais benn instant il faut qu'on revoie ça ñu xoolaat ñun suñu statut xoolaat ñun suñu position parce que à la base aussi ñi ngi def métier bu am solo métier bu metti mais bu am solo lu nuru foo te di dëgg ki gën a riche ci àdduna bi ci art ci art et culture du musicien du danseur du dara humoriste la ki gën a riche ci mondum culture donc pourquoi ñun mënuñu am loolu Sénégal ah en tout cas mi ngi noonu baal la doy na waar mais sa digganteeg bi Aba lan moo indi relation bi yéen ñaar Aba No Stress waaw yéen ñaar daal xam naa ne parce que seetaan naa ko sa anniversaire mu ne yow moom moo la bëggal boppam loolu am na baal la man maa la bëggal sama bopp wóor na ñëpp donc lan moo indi yéen ñaar seen et puis Aba Show yow la jox yow yaay coordonné man la dénk lépp yaa yor lépp man la dénk lépp wax dëgg yàlla Aba suñu xamante maa moom déjà ci mer la commencé mer quoi mer waaw parce que bi may def formation damaa ñëw ci Kader boobu musuma def humour ma ñëw ci Kader piscine ni ma ne ko damaa dégg ngay def annonce ci rajo bi ne da ngay def formation humoriste damaa bëgg bokk nekk humoriste quoi mu ne dem leen bind texte ngeen ñëw ñu dem bind texte ñëw wane ko ci kanamam Kader ni ma yow mënoo nekk humoriste ndax da nga sérieux ba mu ëpp alors loolu ma jàppe ko woon xas mais ndekete stratégie la woon pour génne ma ci loowu sérieux bi ma commencé def ay affaires yu sérieux wu quoi voilà ma yee ko léegi nag période boobu gëw ma télé lijjantiwu ma télé bu ma rombee caméra sax damay làqatu parce que j'étais trop timide bu ma romboon ci koñ bi mu am xew damay wiiri léegi waa dina ma neex di def anniversaire just for you boobu ñu ngi ànd ak Kader di jouer ji ay spectacle waa dina ma neex may mun a contacter Kader ni ko da ngay woo ñoom Balla ñu ñëw jouer ñu fii sëñ bi suñu sketch sëñ bi mooy bi ñu jouer mooy bi ngeen def nii sëñ bi yàgg na torop kon waa ji ngeen yàgg yéen ñaar yàgg nañ torop sa copain bi Willy ak Amdi yàgg nañ torop ndeysaan donc bi ñuy jouer tombeek Aba ñëw fa jour boobu di réserver salle bi pour moom anniversaire am mu tombeek ñun suñu spectacle sëñ bi donc mu toog seetaan ba pare après jóg gis gérant bi dem ñibbi le lendemain mu dem ci gérant bi laaj ko ñu doon jouer gérant bi jox ko numéro Maymuna dina ma neex Maymuna ni ko ñooñu ay élément wu Kader lañu mu woo Kader ni ko jox ma sa boy yi ma siiwal leen baatu siiwal boobu la Kader reetaan ba woo ma téléphone ni ma Aba nee na ma ñëw ma joxe leen mu siiwal leen te xamoon na ni ñun on n'aimait pas la télé ma mer nag ma ne ko kii dafa yaakaar dañoo bëgg siiw ñun dañoo faale télé jàppal bàyyil fekk na boobu commencé woon naa jouer double vie TFM bu Pape Cheikh joué naa ci ñaar ba ñetti séquence xaw ma ñetti épisode après mu bàyyi parce que bëgguma télé man bëgguma romb ñu naan diwa ngi nii daf may soof parce que man dama bëgg liberté freedom donc Aba ma mere ko ci loolu quoi te xamaguma ko gisaguma ko ñu toog benn instant may xaw ma lan laa doon def sama kër rek Kader woowaat ma ni ma booy il faut ngeen demal ko ci événement am bi. boobu lan la woon Aba Show non boobu anniversaire am la woon ok anniversaire la woon comédie show dafa naa la tuddoon sax premier anniversaire am bi just for you. ok mu ne ma faaw ngeen demal ko parce que li muy def ak li ngeen di def benn la boo demul day mel ne da nga koy xeex. ma ne ko wax nga dëgg boobu ñu ngi joué chaque semaine 4 fois lañ doon joué Almadi anniversaire bi tombé ñu war a joué Almadi. donc man ma rassemblé équipe bi dem fële parce que maa yoroon équipe bu Kader bi. ma rassemblé équipe bi dem ci Kader. rassemblé Amdi ak Moussa Ndiaye ñu dem jouer sëñ bi. ok ñu jouer ba pare jël suñu transport jël taxi dem fële. man j'étais quitte ak sama conscience. ok mais à ma grande surprise ñuy déggantewaat mu invité waat ñu. ma ni kii mi ngi bëgg a ëppal de ñun affaire télé yi bëgguñu ko de boobu mi ngi seen TV xam nga. invitation bi lan la woon boobu fan lan la. comédie show ba tey ok ñu ñëwaat. parce que daf ni ma sëñ bi ngeen joué gars yi doyluñ si ñëwaat leen ngeen joué ko donc ñu ñëwaat joué waat sëñ bi dem ñibbi mu invité waat ñu. ne sëñ bi bii pas fee lañ koy defee Fun City mais man j'en avais marre parce que bëgguma joué benn spectacle joué waat ko xam nga ñun Sénégal amuñu état d'esprit boobu alors que benn spectacle mën nga ci def tournée 5 ans mais boo ko defee tey suba Balla ngay dajeel ba El Hadj mu naan waaye kii lii rek la mën. waaw te pourtant à l'étranger on le fait. man spectacle yi ma voyagé yëpp moom laay joué di ko joué waat foofu noonu dama ciy am ay dates yu bari foofu mais gars yi ñi ñëwoon tey ñoo ñëwaat suba ñoo ñëwaat ginnaaw suba mais Sénégal amuñu kii boobu donc bi ñu ñëwee ñu joué ba pare ñu ñëw mu ne ñu joué sëñ bi ma bañ ci laa changé
def parodie Soda Mama ñu joué parodie Soda Mama loolu mos nañ ko joué fii. ok donc link boobu nag après moo ko doy ba mu ne ma dama laa bëgg dénk responsabilité yi nekk fii yëpp ma ne ko diis na dinaa ko jël. mooy Abba Show. waaw boobu comédie show la tudd. comédie show la ma ne ko diis na mais dinaa ko jël ci kaw ngeen jàppale mu ne ma duñ la seetaan léegi maay sélectionné maay gérer répétition yi maay gérer correction wu texte gars yi mais si seen ginnaaw quoi ñu superviser ndo donc bi loolu amee ci la ñuy gën a gisante xam nga ñuy liggéey dañuy coordonné gisante boobu nag moo dem ba indi lien fraternel boo xamante ni kenn mënatu ko séparer ci maam ñu dem ba gis la TFM nan la ñëwee. situation boobu la. ci moom laa nekk di liggéey mu jóge Sen TV dem 2S dem Vibe jóge 2S ba ci buy jóge Sen TV di dem contacté na ma ñu waxtaan si muy jóge fee di dem Vibe ñu waxtaan si 2S bi ñu waxtaan si ba bi muy dem TFM à 1h du matin lañ ci doon waxtaan buntu la daan teg donc bi mu demee mu ne ma maa ngi dem mais du ma dem man kese parce que fu ma dem ñoo fay àndandoo liggéey parce que ñoo bokk projet yi depuis boobu ñooy ànd liggéeyandoo ko moom itam fu mu dem ma ànd ceeg moom j'ai eu des propositions ci ginnaaw ay allo kaay nga liggéey si fii yéen ñaar fi nekk woon moom dem na desal mais man gëwuma loolu parce que moo nee ba ñooñu am confiance ci man c'est grâce à lui kon su ma ko defee ci ginnaawam wor la waxtaan nañ ci benn jour mu ne ma demal liggéey bu dee liggéey la man ko du liggéey pion de guerre lañ ma bëgg a jàppee contre ma yow mais du am donc nag bi ñu demee ba commencé liggéey biir TFM bi mu nekkee biir TFM liggéey bi di multiplier wu tout le temps ñooy nekk ensemble tout le temps muy gis ne kii yoon la tey li muy liggéey nii mu am ci contrat bu koy tënk fii parce que bëgguma koo ñàkk boobu da ko wax sama kanam wax ko ci kanamu directeur parce que dama dem signé ak Dakar TV mu dem ci directeur ni ko kii signé na Dakar TV balaa mu fay habitué wu di fa des signé ko contrat ngir yàlla ndax mu ñëw fii directeur ni ko mi ngi woon sama xel donc contrat boobu noonu dama koy def un pierre deux coups xaw ma ni ñu koy waxee deux pierres un coup xaw ma. ok moo tax ñu indi fee ñu ne ma li ngay def foofu bàyyi ko nga ñëw def si ko fii TFM. nga am contrat bi TFM. ma ñëw signé foofu noonu loolu ma dugal biir TFM ci Weekend Star bi ak yeneen liggéey yoo xamante ni ñu ngi koy togg ci suuf bu ñoree rek dañ ko projet yi quoi ci projet yàlla mottali en tout cas am nañu mbégte ak kontaante ci nangu gi ñu nangul ñëw ëttu ndaanaan ndax dañ ko dañoo wañ loxoom amul jot dafay ñëw fii nii pour def formation mais moom sañ nañ ci moom lu ne mooy yoon parce que moom sañ nañ ci moom lu ne yow sama grand nga waaw sama grand nga sama conseiller nga ndeysaan sama xarit nga bëri na tey ñu ma xam Thiès mais grand da nga maa wax lu am solo ci xamante bu yàggul ndeysaan ci événement wu Thiès sama copain ma koy nuyu moom it Thiès ma ñëw fekk nga jox ko kër restauration ak artiste ni mu tëwee ni ñu bëggee ñun nga ñëw héberger ñu foofu gérer ñu lépp ci benn événement def ci taxawaay bu rafet tegal ma ci ne ma soo ñëwatee Thiès nar a fay hôtel wala nar a nekk muy cool ñëwal sama kër sama oto ngi nii ma tegal la à ta disposition saa yoo ko bëggee xam ne loolu ku baax rek ko mën moo tax yow du ma la bañal dara en plus dolli ci di ma conseiller di ma woo ñuy ànd ci yu bari nga yéene ma lu bari ñu koy doxandoo maanaam mënu maa wax daal baa nga noppi rek yow fi ñu bëgg nga yegg fa sax yegg goo fa te ñi ngi la koy ñaanal mais kan mooy sa idole ci art frère bari na de sama idole bari na trop. da ngaa bañ kenn mer. non xam nga lu tax. parce que baax bal la. non ñëpp samay xarit lañu. xol bee rafet man ñëpp samay xarit lañu. maa ngi commencé perte confiance bu gars yi parce que temps maa ngi def ay affaires yoo xam ne. surtout boobu bëggoon naa ñu ñëw loolu bàyyi affaire idole bi mais caméra kase bi mais bàyyi gars yi defe naa la lim daw man mais moom dafa dugg ba di la ko ji. nga ne yow li nga daw teyoo ko. non man dawuma man damaa tourné pour influencer mais ñoom muy bàyyi muy njool toj muy caamaas muy gars yi fa jaar yëpp ma leen di béggee di leen remercier seen disponibilité ak seen compréhension aussi parce que c'est pas évident nga ñëw ñu yàqal la sa yitte nga ñëw ñu génne la ay jaas yi gars yi da nga ñëw ne leen gars yi ay don dama leen di wax ay don te gars yi dañoo bëgg ay don ak xaalis dama naan leen ay don fi am ñëw leen ngeen jël xaalis bi yéen a ko moom mais don yi da ngeen koy séddale gars yi taal oto yi ñëw mais gars yi quand même ils ont été très indulgents baax ba dee ñëw moo la woon ne artiste seen xol dafa rafet seen xol dafa rafet bennoo nañu quoi xam nga seen xol rafet donc gars yi ñëw réussiral projet boobu mu nekkoon peut-être au début sama link man ak bi tey ak ñoom wileeg ñoom am deeg ñoom Baye Cheikh mais après dafa dem ba nekk projet ñëpp parce que ñoom seen bopp ñoo naan la comme piégé nga ma du ma bàyyi diw rëcc wool diw mu moo wàdd de la Sen TV bi ma ko piégé moom moo ni ma damay indi Aba dem jëli Aba indi
Aba tamit moom tam. Aba daw yu metti xel yu metti. bëgg indi Mame Rane mais wóorul ñu bàyyi. Mame Rane bu yoree cardiaque ba ngeen rey ko fii di ngeen xam ne lépp c'est ça mais ñëpp samay gaañ lañ moo tax. mënumaa wax idole diw la ak diw ak diw. mais wax dëgg yàlla Cheikhou Gueye Sanex. bokk na ci ñi tax ma bëgg comédie. sunu papa Baye Ili ma ngay ñaanal wér gu yaram bu baax. bokk na ci ñi tax ma bëgg tey le petit écran. donc ñooñu dama leen naan seetaan comme pas possible. dama demoon ba su ma joué ñu naan ma bàyyil sa tigu Sanex yi bàyyil sa jeu Sanex yi du question tigu Sanex mais Sanex moo bëri jeu d'acteur ba loolu laal. loolu laal ko waaw moom de. donc macha allah moom mention spéciale ak sunu papa Baye Ili moom itam il a marqué son époque. booy suivre ay affaire am depuis tëx yi laa ko commencé suivre loolu temps wu cassette la woon ngay dugal te dof bi sono leen loon dof bi nekk ci kanam ñoom 4 ñuy dox nii benn tànk ñaari tànk dof bi avancé ñu tourné wane ginnaaw affaire yooyu xam nga donc muy affaire bu nice quoi ñoom daal ñooy sama idole ci milieu mi ngi noonu en tout cas sant nañ la gërëm la xam naa ne pour ñi ci jeexatalu émission bi mais benn message bi ngay jox jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg aar xam naa foofu la ñuy tëjee ban conseil nga leen jox parce que yow fi nga jaar ci aar yaa ngi def ay formation yaa ngi ciy sonn mbapat nga. waaw lan nga leen di wax. ñu jaaree fu tëj émission ndeysaan. déjà ku ci duggagul bëgg ci dugg bu dugg loolu laa leen njëkk wax. bu dugg de waay baal gaa yi dugg xaalis bi ci ne nga bañ gaa yi dugg ci. non baal laa ngi nii gaare oto bu rafet macha allah. déedéet. casa gi nee toog macha allah. xam nga problème bi mooy. ay grand yi nekk kaaw boo leen woowee ni leen. damaa bëgg ñëw dañ naan la noo fii dafa metti bul ñëw nga naan non grand yi dañoo soxor ak loolu mais dañoo xam li ñuy daj te bëgguñu seen rakk yi daj ko parce que dañoo bëgg seen rakk yi man ku ci duggagul dama naan la bul dugg mais ku ci dugg ba pare dama naan la affaire yi du da nga ciy nekk pour nekk mais da nga ciy nekk pour wan ko ni da nga ko war a nekkal métier la c'est un métier et c'est un métier noble un artiste ay œuvre am dafa war a nekk lu cher lu extraordinaire du lu ñuy maye ci mbedd mi du lu ñuy fawe du lu ñuy def ay affaire ñëw toog ba mu yàgg ne may ma benn wala toog wala ne maay dajji sama koñ naa dajji fii wala non c'est pas ça dafa yaatu bagage la métier la moom laa am man moom laay dundee ma leneen lu dul loolu alors ñu bëri moom la ñuy dundee moom la ñuy am moom la ñu jënd oto moom la ñu jënd kër moom la ñu jënd leneen moi j'étais fier quand j'ai interviewé Ibrahima Mbaye Soppe ma fekk ko biir këram fekk ko mu gaare otoom nekk ci biir këram ak njabootam te lépp ci théâtre la ko amee nga dem ci Leyti Fall mu gaare otoom yor këram biir Malika te lépp ci théâtre la ko amee nga dem kër Kader Pichini Nicolas la même chose feneen ak feneen la même chose donc y a des références qui sont là Pape Faye la même chose donc nañu basé wu ci ñooñu séntu romb ñooñu pas ñu jël leen def leen ay fans wala ay professeur wala ay nangam kese lan moo koy may nañu jël romb pour nga jéem a romb ñu lan moo la koy may mokkal li ngay def mooy boo ñëwee na nga ko jàngi mokkal li ngay def gëm li ngay def et innover ci bañ a copier man su ma bëggee nekk El Hadj damay jéem ba sonn du ma nekk El Hadj dootuma nekk Balla damay ne ci diggante bi bu ma nekkee ci diggante bi mooy réer naa donc on n'imite pas on crée on innove def leneen lu bokkul ak leneen li ci des suñu borom lañ koy dénk yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp merci beaucoup kontaan naa merci beaucoup cher ami internaute kontaan naa bu baax a baax mi ngi noonu ëttu ndaanaan la woon ñu àndoon ceeg Balla suñu frère di ko kontaane di am mbégte bu baax a baax ci moom di nuyu suñu tailleur Yaami Couture moo génn fii nii tubaarkàlla rafet na ñëw rek lay def rafet na lu mu ñëwul baaxul maa ngi koy kontaane Balla moom bëgg naa mu lay ñëwal génne ma fii bëgg naa mu lay ñëwal génne fi gars yi génne fi internet yi fekk boo commandé tubaarkàlla mi ngi noonu xam naa beneen yoon ci beneen numéro incha allah waaw mi ngi noonu seen émission ëttu ndaanaan képp koo xam ne bëgg nga jàllale loo bëgg mu jàll lu ci mel ni yor nga boutique wala nga yor marchandise boo xam ne bëgg nga gaay yi xeebuñu dara xam nga ëttu ndaanaan daal jaay ca marché ba marché ngi nii ñëw leen ngeen xam nga li gën a bon mooy fii laa ko romboon ak fii laa ko foogoon ak yaakaaroon naa ne dama foogoon ñëw leen vous les partenaires moo xam muy hôtel nga moo xam muy restaurant moo xam muy boutique nga moo xam muy commercial cak lu mu nekk ñëw leen woo leen El Hadj ëttu ndaanaan yee fay jaar yéen ay ndaanaan ngeen ñëw leen waaye bàyyiwuñu kenn numéro baa ngi noonu suuf ku contacté rek ñu jël la incha allah dox ak yow ayca mu gaaw